c'est monsieur El Hadj Doudou Sow, président du mouvement La Sagesse. ginnaaw ba ñu toogee waxtaan lëlu ca waxtaan boobu dafa am la ca génn tey moo jur déclaration de presse bi nga xam ne tey moom la ñu woote ko pour ca la ñu jëm mooy élection locale yi jéem a wax taxawaay bañ ca nar a am ak ñan ca nar a àndal ak nan lañ ca nar a demee loolu moo waral woote bi tey mu nekk woote bu am solo ci dundinu li nga xam ne moom laa jiite ànd seeg samay nawle mooy le mouvement La Sagesse. ma fàttali ne rek mouvement bi ñu ngi koy taxawal depuis le 16 février 2019 bañ ko taxawalee nekk sur le terrain di liggéey boobu nag la ca jiitu mooy fexe nekk ci bëgg-bëggu askan bi nekk ci côté askan bi ba lépp li nga xam ne askan bi mu ngi koy jooytu ñu fexe mouvement La Sagesse en tout cas ànd ci ab kàddu ñu fexe ba mouvement La Sagesse porté combat boobu jamono di dox ba ñu def suñu rentrée politique le 21 décembre 2020 ci même dynamique boobu ca la ñu nekkoon ñu gën koo fësal gën cee taxaw parce que jàpp nañ réew mi ñëpp a ko moom waruñu cee boddi kenn moo waral ca mouvement ba nan lañ ko structuré day feeñal en tout cas donc gëm-gëm bi nga xam ne am nañ ko ndax ci biir mouvement bi fépp fu waay bokk ngay am ci loo jàpp wala ngay liggéeyal nguur wala nga yor sa liggéey bopp wala nga nekk effectivement koo xam ne kat xëy na si sa wàllum yaram am na la ci manqué wala nga nekk étudiant képp koo xam ne en tout cas da ngaa jàpp ni doomu réew mi nga da nga cee bokk fexe nañ ba créer kuréel goo xam ne kat di nga ci mën a gis sa bopp ndax yéene bi ak bëgg-bëgg bi mooy doomu réew mi gis en tout cas seen bopp ci alal ak yéene réew bi loolu mooy mouvement La Sagesse boobu ak léegi nag ñu nekk ci terrain bi fexe ba yaatal liggéey bi mais ñu jàpp ci yaatal boobu fañ ko war a tàmbalee mooy à la base ndax kuréel bi nga xam ne mooy le secrétariat exécutif national nekk kuréel bi njëkk ci mouvement bi ca la mu doxal ca la mu bind dañoo jàpp ni développement à la base lañ koy tàmbali. loolu nag suñ ko dëxëñee bind ko ci kayit mooy lu ñu tuddee ci ñun le projet de société ndax projet de société dañoo jàpp ni li mu war a fësal te njëkkee ko ci réew mi mooy fexe ba gunge bànqaas yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gox-goxaan yi ndaxte suñu toppatoowee gox-goxaan yi doolal leen jàppale leen ku nekk su ko defee noonu jàpp naa ni mbir bi en tout cas war na mën a avancer war na mën a progresser moo tax it le développement local dafa nekk loo xam ne si ñun lu am solo la moo waral ñu teg li nga xam ne mooy comité de développement local mooy doomi gox bi la war a en tout cas saafara seen i jafe-jafe ñoom ca gox ba warul jógee feneen su dul ci doomi gox ba moo tax nag ñu fexe ba teg ay bànqaas yoo xam ne ci gox ba day ëmb doomi gox bi ñu accompagner leen ci ay projet ci wàllum éducation ci wàllum social ci wàllum environnement ci wàllum culture fexe ba doomi gox ba jafe-jafe ya ñu am ci secteur yu yëpp doomi gox ba toog lëlu jëm ci jëm ci bind ay projets yoo xam ne jàpp nañ ni war na mën a andi saafara si jafe-jafe goo xam ne gox moom la ñuy dund. loolu mooy comité de développement local kon muy wane ni dafa nekk un engagement citoyen mu nekk benn approche bu nouvelle boo xam ne xëy na innovante na mais tey ñu jàpp ni donc loolu kat war na mën a nekk loo xam ne solution la pour régler un certain nombre de problèmes yoo xam ne ñu ngi koy gis en tout cas au niveau des localités. moo tax ci doxin boobu ñu doon en tout cas jàng ci ñi nga xam ne peut-être gis nañ leen ci social ñu koy def ci seeni gox ndax nit amul lu dul goxam nit amul lu dul fa mu dëkk kon fekkee da ngaa dëkk ci ab gox yàlla may la en tout cas ab tuut ca la yàlla dénk nga yéene ci sab gox te di ko def ànd ceeg pat te di ko def ànd ceeg yéene te di ko def jàpp ne la ngay def alal la boo xam ne yow rek moo bokk mais da nga koo bokk ak ay doomi aadama te dañ laa dénk donc suñu gisee ku mel noonu kon day jar en tout cas ñu toog waxtaan ak moom loolu nag gis nañ ci ñu bëri waaye daf ci am koo xam ne daf ñoo gën a remarqué gën ñoo remarqué ci taxawaayam gën ñoo remarqué ci diineem gën ñoo remarqué ci ngoram gën ñoo remarqué ci discrétion mu nekk ay valeurs yi nga xam ne wax dëgg fa yàlla diine boo mënti tijji lañ cay jàng wala lañ cay wax en tout cas nekk na lu am solo parce que nit lañ koy taggee du alalam lañ koy taggee mooy en tout cas humanisme lañ koy taggee mooy jikkoom lañ koy tabee mooy tabe lañ koy taggee mooy def te yàlla rek tax te doo ci waxat doo ci ànd ak tambour ni trompette
parce que jamono gis nañ ñenn nit ñi ci ay politiciens si seen i doxalin li nga xam ne en tout cas moom lañ tuddee social te ñun loolu en tout cas xooluñu ko ci ñenn ji. kon ñun li nga xam mooy suñu élément de mesure moom laa wax léegi te yàlla dogal na ni loolu en tout cas am na suñ ko ki ko gis ñu toog wax ak moom te bañ ca waxtaan ak moom la ñu doon yaakaar ci moom en tout cas gis nañ ko te moom it wax dëgg fa yàlla mu sol ay dàllam def déplacement ñëw toog ak ñun wax yéene bi nga xam ne am na ko ci réew mi yéene bi nga xam ne am na ko ci Thiès yéene bi nga xam ne am na ko ci askanam kon ku mel noonu su dëkkee sa gox di def lu mel noonu wax dëgg fa yàlla da di yoon ñu porter sa candidature kon moo waral mouvement la sagesse tey ji bis bi woote ab ndaje bu am solo pour fësal mboolem ki nga xam ne doomi réew mi nga dëkk Thiès dëkk Sénégal nekk bitim réew mais te dëkk ci réew mi dëkk Thiès ñu xamal la ne ni décidé nañ porter candidature monsieur El Hadj Ousseynou Sène ci élection locale yi ñu jëm dëgg la gaa am na fa mu bokk responsable politique APR la mais ma rappelé ni ci lu gàtt élection yi ñu jëm dafa nekk élection ci biir élection rendez-vous la entre candidat bi ak sa localité kon du élection boo xam dañ koy wekk ci parti wala di ko wekk ci ay coalition wala di ko wekk ci mouvement li am solo du nit ka fa mu bokk li am solo mooy nit ka la mu am yéene am pas-pas te pare ko pour en tout cas def ko pour askanam mooy ci gàttal kan la ñu gis ni mooy war a nekk bàyyi fàllu askanam dem ba jeex yéene boppam ba mu jeex tàkk te di ko en tout cas def te ngir yàlla rek ak yonent bi tax kon loolu wax dëgg fa yàlla ñu natt ko te gis ko ci moom moo waral nag en tout cas ñu jàpp ne élection yi dañuy jël lépp li nga xam ne titre la statut la maanaam responsable fii la bokk ñee la àndal loolu dañ koy jël teg ko de côté xool moom en tout cas en tant que personne ci tur ak si sant ca fa mu dëkk li nga xam ne pare na en tout cas pour defal ko askanam te ñu gis ko ci moom awla wéen te mu nekk loo xam ne képp koo xam ne Thiès nga dëkk soo doxee ñaar ñett laaj dinañ la wax la muy def te doo ko dégg feneen kon lu mel noonu kat dañ koy rafetlu moo tax bis ni ngi tey ñu porter la candidature officiellement de monsieur El Hadj Ousseynou Sène en tant que en tout cas donc élu pour yàlla dimbali ñu si ba lépp luñ ci bëgg yàlla may ñu si ndam incha allahu rabbi kon loolu moo nekk woote bi ci loolu nag dañ ciy woo ñëpp ndaxte benn loxo du tàcc te ñaar a mën benn kon ci la ñu jëm dañ see soxla ndimbalu ñëpp la ñu jëm dañ see soxla jàppale ñëpp kon lu weesu salle bi ñi fi toog dañuy adressé suñu message teg ko ci yar ak teggin jagleel ko en tout cas ñii di ñu déglu muy askanu réew mi muy doomu Thiès tàllal leen suñu loxo ñaan leen en tout cas pour ci li nga xam ne moom la ñu sóobu ñu ñëw ànd seeg ñun te ñu porter candidature ki nga xam ne mooy monsieur El Hadj Ousseynou Sène pour que élection locale yi ñu jëm en janvier 2022 yàlla mun cee may ndam Thiès noonu mun cee gis boppam ndaw yi mun cee gis seen bopp jigéen ñi mun cee gis seen bopp li nga xam ne moom la ñu bokk te ñëpp bokk ko ku ci ne mën cee gis boppam kon loolu daal moo doon woote bi moo doon daje bi